bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin ar-rabihin amma ba'du. qaala sayyidil allaama ash-shaykh Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah ash-Shanawi al-Faasi at-Tijaani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annaa bihi fi ithaaf al-khill al-wafii bi sharh alfaaz al-hizb as-sayfi bil isnaad al-muttasil min awwal al-kitaab ilayhi qad jumi'at ma'aani al-faatihati al-jaami'ati li ma'aani al-qur'aan الجامع لمعاني الكتب الإلهية كان الابتداء بها سببا للسعادة والموت على الشهادة كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من أراد أن يجيء سعيدا أن يموت شهيدا فليقل عند ابتداء كل شيء بسم الله. وفي الخطاب عن أبي بكر التونسي أنه قال ajmaa mashaayikh kulli millatin anna allaha iftataha kulla kitaabin bi bismillahir rahmanir rahim ila axiri. waaw kon jotaay bi weesu fi ñeemoon mooy dañ doon wax ci maanaam partie bi nii maanaam li nga xamante ne moom lañu waxoon donc ci ne maanaam dajale fa maanaam ci xadis yi début xadis bi maanaam xadis bi nga xamante ne moom moo njëkk a ñëw fii mooy ne man araada an yaji walla sa'idan képp ku man araada ku nam an yaji ci mu dikke sa'idan di aji texe aw wala boog yam muta mu génn àdduna shahidan di koo xam ne shahid la maanaam martyr la fal yaqul na wax indaptida yi fa tàmbali kulli shay'in bépp mbir bismillah am ci tur yàlla lañ koy tàmbali léegi voilà lañ doon wax ne fii nii dès le départ am na loo xamante ne faw ñu leeral ko maanaam ci wàllu xadiis yi waxoon nañu bon amoon nañ luñ jotoon a leeral ci wàllu googu ci xadiis bu daif ak xadiis yi nga xamante ne dafa nekk loo xam ne saxiix maanaam xasanun li ghayrihi la loolu leeraloon nañ ko et que xadiis bu mawdu dafa xaraam ci nit ki maanaam di ko sos maanaam di ko wax même bu fekkente ne ci targhib la voilà maanaam même donc al wad'u fi targhib bi ibtida'i jawazahu mukhalif al ijma' mooy karaame yi voilà ak nitu bidaa yu de manière générale maanaam sos xadiis bu sos ab xadiis ndax ne dangay xemmem loo nit ñi ci lu baax wala boo nga leen di daw loolu bon ak lii tourner autour de loolu dafa xaram dégg nga waaye dégg nga mu ne waaye nag jawazahu daganal na ko zubtida'i nitu bidaa yi mooy comme karaam yi ak ñu mel ni ñoom souvent nitu bidaa yi duñu hésiter pour sos xadiis juste parce que dañoo bëgg nee nañ xeem loolu nit ñi ci lu baax loolu façon bu yéemi la yal nañu yàlla sàmm ku koy def ku nekk c'est parce que yow fonkoo sunna yent bi sallallahu alayhi wasallam te xamuloo valeur waxu yent bi sallallahu alayhi wasallam valeur yent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku ko xam doo ko sosal abadan te doo nangu tamit nettali wax joo xamante ne dañ koo sos voilà loolu moom la tàmbalee ci faslu boobu alxabarul mawdu'u sharrul xabari wa dhikruhu li aalimin bihi huduri fi ay ma'nan kaana illa wasifa li wad'ihi wal wad'u fihi urifa et cetera imma bi aqrarin wa ma yahkihi wa rikkatin wa bi dalilin fihi et cetera voilà donc xabaar information yi yées maanaam fii nag xadis moo ko tax a wax mais de manière générale aussi c'est une vérité mooy yi nga xam ne dañ ko sos képp ku ko xam dafa xaraam ci yow nga rek répété waat ko ndax lan yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax na comme ni mu ñëwee
ci saxiix maanaam imam Muslim rahimahullah ci muqaddima saxiixam indi na xadis bi tamit maanaam xadis bi di wax ne man xaddasa anni bi xadisin yura annahu kadiban fa huwa ahadul kazzabina ci beneen riwaaya fa huwa ahadul kazzabayni képp koo xam te ne dangaa nettali jëlee ci man bépp xadis benn xadis bu man doon nettali te wax te ñu gis ne finalement que ni wax jooju explication la yow yaay kenn ci expliquer kat yi voilà effectivement loolu moo tax mu ne kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a doy na nit ci mu nekk expliquer kat muy waxkatu lu dëgg mooy muy nekk koo xamante ne lu mu dégg nettali ko en fait le fait que li ngay nettali du dëgg loolu ci jëmmi maanaam li nga dégg nga nettali ko du loolu mooy wax lu dul dëgg parce que am na ñenn ñuy waxee noonu mais loolu kooku waxu boppam la en fait loolu kenn mënu ko tuddee wax lu dul dëgg wax lu dul dëgg mooy maanaam wax lu dul dëgg ci wolof fen lay tudd fen lañ koy wax fen nag nekkul nga nettali ci jëmmi boppam li nga dégg du loolu mooy fen fen mooy nga wax loo xamante ne du dëgg maintenant su fekkente ne loo dégg nettali ko di nga dégg lu dul dëgg nga nettali waale ko loolu moom la xaris bi di tekki kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a te liy tegtale ne loolu mooy wax lu dul dëgg mooy li yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam ci beneen xadis d'ailleurs xadis boobu mutawaatir la voilà mooy man kadhaba alayya boobu xadis boobu man kadhaba alayya man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar képp ku ma waxal lu dul dëgg te tey ko na préparé place am biir sawar loolu day tegtale ne maanaam que ni maanaam wax lu dul dëgg même bu fekkente ne maanaam mooy wax lu wuuteeg li xew maintenant soo ko tayee wax lu dul dëgg la soo ko tayul wax lu dul dëgg la kon le fait que soo ko tayee wax lu dul dëgg la soo ko tayul wax lu dul dëgg la loolu ci boppam moom mooy ne doy na nit kon muy wax lu dul dëgg mooy daal mooy le fait que mooy wax ju sutante li tax muy wax maanaam doy na ci mu nekk koo xam ne day wax ju sutante mooy mu nekk ne lu mu dégg nettaliwaat ko parce que bu fekkee loo dégg nettaliwaat ko obligé ci li ngay dégg yépp dina ci am parfois wax yoo xam ne day sutante ci biir wax yu sutante yooyu nag ngay nettaliwaat te xàmmee woo ko ci biir waxe il faut que nga wax yow ci sa bopp luy sutante nga tey ko ak nga bañ ko tey moo ci yam loolu mooy expliquer mooy wax lu dul dëgg maintenant su fekkente ne da nga déggee kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bépp wax bu ñu ko nettali yow bala nga koo nettali war nga assuré wu ci yu mel noonu moo tax mu ne dafa xaraam ci nga nettaliwaat ko illaa wasifan li wad'ihi lu dul xanaa ngay melale ne maanaam nga nettali ko pour ne waaye nag wax ji dañ koo sos wax ji moom wax ju ñu sos la kon loolu mat naa bàyyi xel léegi mu am beneen mbir boo xam tam mën naa bàyyi xel waxoon nañ la ci jotaay bi weesu ne la xadis bu daayifee bu ñuy surtout bu dee cause daayif bi xam nañ ko comme yi ñu wax ak d'ailleurs même bu dee cause daayif bi peut-être que leneen la mais que wax ji nekkul loo xam ne am nañ certitude ci ne mawdu la attention am na différence entre xadis moo tax mu ne moo tax gisoo mu ne ma kaana li fisqin aw yura muttahama yarqa anil inkaari bit ta'addudi bal rubbama yasiru kalladhi budi maanaam boo gisee loolu important la mooy le fait que wax ji maanaam munkar la c'est-à-dire que ki nga xamante ne moom lañ ko solo kooku naka la al munkar alladhi rawa ghayru thiqa muxaalifan fii nuxbatin qad xaqaqa voilà ci nuxbatul fikar wa alxaafis ibn xajar rahimahullah moom moo def taxqiq boobu ci ne loolu mooy almunkar almunkaru alladhi rawa ghayru thiqa muxaalifan maanaam mu wuuteeg
maanaam mooy ku wóorul nettali loo xam ne dafa wuute ak li ñuy wóorul nettali wala parfois mën na nekk tamit leneen mooy lu wóorul rek tout ça voilà parce que ñaari cas yooyu yëpp dañ koy wax munkar mooy loo xamante ne ki wóorul da koo nettali même mu wuute ak li ñu wóor wax wala wax joo xamante ne ku wóorul moo ko nettali de manière générale parce que munkar dañ koy opposé ak maaruf maanaam mooy lu ñu xam mooy li nga xamante ne ñu wóor dañ koo nettali kon munkar boobaa day daal di nekk xadis boo xam ne ku wóorul da koo nettali mu wuuteeg lu wóor maanaam mu wuute ak li ki wóor wax bu boobaa dañ naan munkar la voilà léegi bu fekkente ne parfois léeg-léeg nag mën nañu wax munkar fekk wax ji mooy de dafa mel ne ku wóorul moo ko comme am kii an-Nasaa'i rahimahullah day faral di indi xadis daane hada xadisun munkar hada xadisun munkar noonu la koy faral di indi rahmatullah alayhi mais li muy tekki mooy ne xadis bi ki ko indi dafa nekk koo xamante ne dafa nekk ku doyadi voilà mooy voilà koo xam ne matruk la maanaam matruk la voilà koo xam ne matruk la mooy koo xam ne ay waxam dañ koy bàyyi kenn du ko bàyyi xel parce que soit day expliquer wala ñu koy tuumal explication wala mu nekk ab kàccoor rek de manière générale maanaam voilà mu nekk de voilà tout simplement ab kàccoor de manière générale kon kooku li muy indi di ko solo moom la ñuy wax maanaam kooku ci boppam matruk la li muy solo tam dañ koy wax matruk mais kooku dañu wax joo tam mu def na ko tuddee munkar dégg nga léegi ñu ñëw nañu xool kon kàccoor bi walla koo xam ne dañ koy tuumal muy day expliquer dafa solo dañoo solo ay wax yu bari tax waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu ci li ci aju woon mooy ne voilà que ni lu ëpp ci borom xam rahmatullah alayhi dañu wax ne même ñu mel noonu bu ñu solowee lu xadis bi bari lan kenn du ko considérer lu yoon yi bari lu wuute yi lu yoon yi wuute alors que imam as-Suyuti rahimahullah d'ailleurs du moom kese mais moo tax lu ëpp ci borom xadis rahmatullah après nag ñu juger ci loolu que ni maanaam que ni dafa am côté tasaahul maanaam négligence wala manque de rigueur voilà manque de rigueur ci buntu boobu voilà mooy daf doon wax ne mooy fu loolu ne bu bëree maakaana su aw yura muttahama bu bëree mu ne yarqa anil inkaari bi ta'addudi maanaam léegi dootuñu mën a waxate ne inkaar munkar la dañ day mujj nekk daif kese mais quand même yéeg ci niveau munkar day daal di day compliqué maanaam pour ñu jox degré xadis bi ne munkar la maanaam vraiment day compliqué mais comme wóoruñu ne parce que am na différence entre ne wax ji dañ koo sos ak wax ji wérul mooy mënuñoo dogu wal hukmu bis sihhati wa da'fi ala zahirihi lal qat'a illa ma hawa kitaabu muslimin awil ju' fi siwa man taqadu fa ibn salah rajjaha voilà voilà qat'an bihi wa kam imamin wa kam imamin janaha waaye nag wan Nawawi rajjaha fi taxribi zannan bihi moom mu teg ci ne wal qat'u zu taswibi voilà léegi kon loolu mooy wal hukmu bis sihhati wa da'fi ala zahirihi lal qat' maanaam xadis bu ñu naan xadis bi dafa saxiix wala xadis bi dafa daif loolu ala zahirihi ci ni ñu àttee ci zahiru moyens yi ñu am pour vérifier rek la mais lal qat' du lu ñu dogu mais ba mu des nag am na yoo xam te ne moo tax ma illa ma xawaa kitaabu muslimin awil ju'fi ba mu des li nekk ci saxiixul Buxaari wala saxiixul muslim kitaabu muslimin awil ju'fi gis nga ju'fi al ju'fi mooy al Buxaari rahimahullah siwa man taqadu ba mu des li nga xam te ne moom lañu
voilà moom lañu comme ñu mel ne al imam Abu Ali al-Ghassani ak al-Jayyani imam ad-Daraqutni ñooñu maanaam xeetu tukki yi ñu def ci wax jooju xeetu critique bi ñu def ci yenn ci xadis yi te bëriwuñ à part yooyu nga xam ne am na ay quand même critique yi ci des yëpp nga xam ne xeet bi yëpp dëppoo nañ ci ne wér na voilà loolu moom dañ ciy dogu voilà moo tax mu ne fa ibnu Salah rajjaha qat'an bihi al imam ibnu Salah rahimahullah moom dafa dogu ci ne loolu dañ ciy dogu waaye mu ne wa kam imaamin janaha gis nga imam yu bari bari dañu ànd ak al imam ibnu Salah ci loolu waaye nag wan Nawawi imam an-Nawawi rahmatullah fi taqrib mooy taqribu raawi dafa am benn xadis benn téere bu am solo mu bind taqribu raawi imam as-Suyuti moom ci boppam dafa sharh taqrib boobu maanaam mu tuddee ko taqribu Nawawi la wax imam as-Suyuti rahmatullah moom ci boppam dafa sharh taqrib boobu mu tuddee ko tadribu raawi sharh taqribu Nawawi voilà moo tax lu bari bu muy wax ci alfiya bi naan lii wax naa ko ci sharh bi voilà comme am na feneen daliluhu fi sharhina muwaddahu waaw voilà ak yooyu noonu ak tamit bi mu naan am na feneen kii fi muy waxee ci asanid yi ba mu naan sama indi naa ko ci suñu sama sharh bi tamit indiwaat naa ay yeneen i sarat yu gën a bari yi maanaam yu mel noonu sharh boobu la wax mooy sharh bi mu def ci taqrib an-Nawawi maanaam tadribu raawi sharh taqrib an-Nawawi rahimahullah rahmatullah alayhima léegi moom mu ne maa ngi tuub dama am problème chronologie imam as-Suyuti waaw rahimahullah waaw moom moo njëkk imam an-Nawawi mais d'après li ma comprendre imam an-Nawawi moo njëkk rahimahullah imam an-Nawawi moo njëkk foofu man pour man nag imam as-Suyuti moo njëkk non Suyuti yàggul barki démb la imam Suyuti barki démb la man nag moom ci déedéet Suyuti barki démb la Suyuti barki démb la non imam an-Nawawi waaye ça fait plus de voilà en fait bu ñuy xool suñu temps yi nii di tënk kii naan après ñoom diw la da ngay gis ne yàggul toi moom bon yàgg na parce que suñu diggante ak moom léegi mu def 9 siècles après imam Nawawi wala 7 siècles 8 siècles après parce que moom les années 600 la dund voilà 1400 voilà 8 siècles côté voilà imam as-Suyuti yàggul barki démb la moom les années 900 la dund 950 donc 300 ans moo dox entre moom ak imam an-Nawawi voilà Suyuti yàggul moom barki démb la kon moom sorewuñu en fait au final sorewuñu lool parce que 300 ans mooy lan mooy 4 générations waaw mais non mais 4 générations yu tollu nan ñu bari lañ non si non si surtout boo koy xool par rapport ak ñun mën nañ ni imam Suyuti yàggul mais Nawawi an-Nawawi dinañ wax ne xaw na yàgg quand même rahmatullah alayhi voilà voilà dégg nga kon mun an-Nawawi kon li moom dafa dégg nga mu ne moom dafa jàpp ne non njort rek lañ ci mën a am mënuñoo wax ba tey ne dañ ciy daw moo wax jooju mais nag moom nee na imam Suyuti dëgëral ne wal qat'u du taswibi donc léegi li ma jublu woon ci loolu mooy ne maanaam moom voilà moom loolu wax maanaam wal qat'u mooy dogg gi moom mooy di dëggu mooy comme li ñoom al imam Ibn Salah wax rahmatullah voilà al imam Ibn Salah moom ak an-Nawawi après ñu wax bokk jamono sauf que moo jiitu tuuti tey buñ ko doon melal kan lañ koy melal ak ñun dañ naan voilà comme ñoom sëñ Mansour xam sëñ Mansour ñun ak moom ñoo bokk jamono mais gis nga nim ñu magee moo ñu mag fuuf voilà suñu maam la sax voilà al imam Ibn Salah ak an-Nawawi noonu lañ la alhamdulilah ce qui fait que moom fekkente nañ nangam yëpp malgré tout imam an-Nawawi xale la woon tout de même ci kanam voilà léegi non ñoom koy non ay nit ñu en fait ay nit lañ yu exceptionnel impressionnant yu
génn maanaam non en fait ñu maanaam amul qualificatif en fait amul qualificatif boo bëgg a teg rek day tuuti par rapport ak dëgg-dëgg li ñu doon li ñu représente yàlla na yàlla fay gën di fay voilà kon kon li ma ci jublu woon mooy ne xadiis yi am na différence entre bu fekkente ne saxeex na ak dayeef na dogguwuñu maanaam surtout bu dee dayeef na dogguwuñ ci ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko mais liñ mën a wax mooy ne amuñu luy wane ne moo ko wax comme amuñu luy wane ne moo ko wax mënuñu ci dóor suñu doom voilà voilà comme niñ koy wax voilà bu mu tax kenn doomam di jooy ngir ne wax ji voilà parce que hadith bi wérul maanaam mooy ne mënuñu ci donc loolu lay tekk parce que xam nga ne le fait que nit ki nekk ki ko nettali nekk koo xam ne kàccoor la wala du wax dëgg rek ça ne veut pas dire que wax ji du dëgg parce que moom mën na nekk koo xam ne du wax katu dëgg wala bokk pas du wax katu dëgg parce que ci xam nga ci hadith aussi non gis nga balance yooyu ñuy teg suñ ko doon teg suñu jamono en fait c'est parce que tout simplement rigueur bi ñu amoon ñoom bokkut ak léegi il suffisait que nit ñi xam ne mës nga wax lu dëgg benn yoon rek sa xadiis yi moom dañuy jàpp ne wérul dañuy jàpp ne wérul tout simplement maanaam yow dañ lay classer ci ñi nga xam ne wóoruñu parce que boo mësee wax lu dëgg benn yoon li muy tekki mooy mën nga koo waxaat beneen yoon te beneen yoon boobu xamuñu kañ la voilà kon nag non yow nañuy def daan ci say affaire wala ñu gis la nga def loo xamante ne day wane ni dangaa desee fonk dëgg diine ji ni nga ko war a fonke parce que xam nga am na yoo xam ne nga def ko publiquement day wane ne am na quand même benn ñàkkal solo bi nga ñàkkal solo valeur diine ji joxu loolu day waral ñu bañ laa wóolooti voilà moo tax say wax kooku daal saa ay wax moom bu ci kenn dóor doomam maanaam loolu lay tekki donc léegi mbir mi bu demee noonu moo tax bu ko ñu bari ñu mel noonu solowee moo tax Suyuti imam Suyuti rahimahullah waxam jooju am mata bàyyi xel comme ni ñu ko wax ci jotaay bi weesu mooy yarqa anil inkaar bi ta'addudi en tout cas inkaar gi moom day wàññeeku day mais même à un moment donné sax mën na bëri waaye boo xam ne moo tax mu tekki ne bal rubbama yasiru kallazi bu di d'ailleurs mën na dem ba nga xamante ne day mujj comme fi ñu tàmbalee woon maanaam li nga xam ne moom moo tax ñuy wax ci suñu fasl bi ci suñu buntu bi moom mooy ne day dem ba yegg niveau hadis boo xam ne xasan na voilà c'est ça voilà wóoluwuma Moodu wóoluwuma Sàmba wóoluwuma Demba mais bu fekkente ne dañoo nettaleendoo mbir moo xam te ne benn la même buñ te ñu wuute quand même à un moment donné dinaa ne affaire bi kat dafa mel ne war na ma nekk dëgg même bu dee ñoom ñëpp duñu kii mais bu ñu yeggee niveau boo xam ne gis nga loolu la quoi maanaam bu ñu yeggee yenn niveau yi maanaam damay daal di commencer kii dëgg la wóoluwuma leen kenn par kenn mais bu ñu commencer bëri yenn bëriwaay yi voilà mais bu dee dox gi dafa ndaw moom comme niñ ko gisee woon li ko waral mooy ñàkk mokkal lu bari wala boog xadis bu mursal la wala boog jaxaal la dafa am dañu réere kenn ku nekk ci biir wala boog tadlis moo ci am maanaam waa ji day nettali di jële ci sëriñam loo xamante ne parce que tadlis loolu la comme na lal Bayquni wax rahmaani wa ma ata mudallasan wa ani al awwalul isqaatu li shaykh wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an wa thani la yusqituhu lakin yasif awsaafahu bima bihi la yan'arif voilà loolu mooy mudallas tadlis mooy lan mooy yow mu gis nga mu ne ñaari façon la bu njëkk bi mooy al isqaatu li shaykh mooy ma rafal sëriñ bi wa an yanqula te mu solo am di toxalee am man fawqahu di jëlee ci koo xam ne moo féete ci kawam bi ci baatu an wa an ak an ka an wa an na
ka an comme lu Suyuti wax ka an wa anna wa kadhaka qaala comme anna ak qaala ak yu mel noonu ak xakaa rawa zakara xeet yooyu quoi maanaam mooy tudd na wax na nee na toxal nañ ci moom nangam maanaam xeetu wax yoo xamante ne ku ko dégg comme man ma yàgg di dégg dara ci seen juga di ko nettali tout le temps su ma ko déggee ci moom dara ma nettali ko ba ñëpp xam ne ma ne man dama fréquente seen juga moo tax may faral di nettalee ci moom lu bari mais benn jour sëñ Maodo ñëw nettali ma ne ma seen juga wax na ma nangam voilà loolu la seen juga wax na ma nangam man ma koy nettali au lieu ma ni sëñ Maodo nee na sëñ juga nee na ma effacé sëñ Maodo mooy iskaatul cheikh ma rotal ko gén nga ma après ma ni sëñ juga nee na bu ma nee sëñ juga nee na ñu bari dañuy foog ni dama koo dégg parce que xam nañ ni ma ko fréquenté kon ñu bari dañuy foog ni dama ko dégg alors que non en réalité dégguma ko ci moom dama ne rek moo ko wax man ba tey tamit man li ma wax tamit dëgg la ba tey maanaam ci man dëgg la man ba tey waxuma ne dama koo déggee ci moom mais dama ne moom nee na voilà loolu mooy tadlis léegi nag ku mel noonu bu ñu ko xamee ci nit maanaam lu ni day faral di defee noonu parfois am na ñoo xam ne dañ koy def parce que ñàkk rigueur la mais am na ñoo xam ne dañ koy def parce que effectivement ñoo ko tey pour rotal kenn ki parce que xam nañ ni tey ci kiñ ko déggee kooku bu ma nee ci diw moom laa ko déggee nit ñi duñu wóolu wax ji ma rotal ko wala parfois ma rotal ko parce que tout simplement waajooju maanaam dama rusa wax ne moom ci moom laa jàngee wax ji dama kaa rusa wax waaw souvent loolu day am parce que soit dama koy rusa wax parce que xale la wala dama koy rusa wax parce que en fait dama xeeb niveau xam-xamam en fait wala dama koy rusa wax parce que dama jàpp ne wóoru et que nit ñi duñ ko wóoru ak yu mel noonu ma rotal ko loolu nag moo tax kuy faral di doxalee noonu moo tax loolu kooku mu dal lis lañ koy tuddee loolu benn façon la wasaani laa yusqituhu lakin yasif awsaafahu bima bihi la yanarif loolu ana imam al-Bayquni rahimahullah mu ne ñaareel bi nag du ko rotal du ne comme ni wax ji du ma rotal gaa sëriñ bi mais dama koy melale ci ay melo yoo xamante ne kenn xamewu ko wala boog du yomb ñu xam ko loolu tamit gars yi dañ ko daan def loolu en fait loolu pour nit ñi yaakaar ne dañoo bari ay sëriñ en fait voilà bu ma ñëwee nettali benn yoon ne waaw sëñ Mansour day nee na nangam xam nga nit ñi dañuy dégg ah d'accord man sëñ Mansour laa dégg naa sëñ Mansour ne nangam daal di wax kay na waaw tawakkal kooku après ma daal di ñëwaat daal di dégg naa Sóora Mbay si nee na nangam kii et cetera daal di après ma dellu si waat dégg naa borom daara ji daal di wax ne nee na nangam maanaam fi mu toll ñu bari bu ñu ko déggee dañuy foog ne man dama bari ay yeneeni sëriñ yoo xam ne laa déggee bi ay wax ni alors qu'en réalité même nit ki la voilà loolu moo tax tamit gars yi di gëstu affaire boobu pour xam waa ak tamit di gëstu al alqaab al kuna et cetera ak yooyu noonu voilà yooyu yëpp moo tax gars yi di ko gëstu quoi pour bu ko defee képp koo xamante ne am na comme Muhammadul Maslub kooku noonu nga xamante ne gars yi turum 50 tur xam si na wajhan ke 50 côté lañ ko wëlbati pour nit ñi bañ ko xàmmee mais gars yi fexe nañ ba xam ne kii la moom la gars yi di tuddee nii moom la ñuy tuddee nii moom la ñuy tuddee nii voilà loolu day faral di dal voilà pour rek au moins ñu mën a xam ne est-ce que kooku ku wóor la wala parce que en fait xam nga tey bu fekkee ne dama tudd nit koo xamante ne dama bëgg jox ko ay titres yu bari comme tey par exemple bu dee sëñ Mamadou par exemple comme exemple bi ma joxoon sax moom laa jëlee sëñ Ndiouga kii bu ma ne
ah sëñ Chérif nee na al-Kursi nee na waa ji ci des kat Guèye Fatma nee na Guèye Rimaax nee na nanga ak Colombo nee na ah Abu Hurayra nee na maanaam ñoom ñëpp bu fekkee ne dafa taxaw di toxal maanaam fi mu toll gars yi dañuy foog ne non comme que du ci même nit ki la déggee wax ji ne kooku moo ko wax ci sëñ Louga maanaam déggee na ko ci ay juróom benn nit et cetera ñu jàpp ne. alors que en réalité même nit ki la parce que damay bëgg rek mu wóolu wax ji ma wax. voilà ci ne daal vraiment pour que voilà c'est-à-dire que damay bañ rek bu ma waxee kenn rek la alors que su ma waxee ñu bari xam nga parce que jaxaala mooy bu ñu réeréewee nit ki loolu du garaawal wax ji bu ñu réeréewee nit ki. dina ko garaawal comme niñ ko gisee mais gravité bi dafa gën a ndaw ko bu dee waaja du nit ku ñu wóolu donc loolu moom moo tax su may wëlbati di dugg maanaam joxe ay kii yu bari nii maanaam ba gaa yi foog ne kon ki ma ko dégg dañoo bari ce qui fait que dañ naan bon comme que dañoo bari parce que xam nga wax na ko kama yarqa ila al-husn alladhi qad wusima du'fan li su'i al-hifz aw irsalin aw laysin aw jahalatin idha ra'aw maji'ahu min turuqin ukhra wala boog min jihatin ukhra voilà maanaam bu fekkente ne wax ji dafa ñëwee ci ay côté yu bari mais fekk jaxaala gee ko waral dañ koy wóolu maintenant su fekkente ne nag léegi gaa yi dañ waa kii day ki mu soloo ci ñii gaa xamuñu leen mais comme bëri nañ ne dayu daal di mujj wér loolu nag la wax ne affaire bi nag voilà loolu moom moo tax nag gars yi loolu boobu xeetu tadlis tamit moo tax tadlis boobu am gravité en fait aussi parce que ku koy def tamit bu yàggee sax day dekk koo xamante ne dootu wóorati parce que surtout bu dee ci côté boobu la koy defee mooy day nëbb dëgg voilà bon ala kulli xaalin liñ ci jublu woon mooy ne parce que liñ fi maanaam mooy ne yooyu yëpp mën na dem daal maanaam kon amul dara luy wane ne wax jooju yonent bi wax ko sallallahu alayhi wasallam donc à un moment donné bu ñu bëree day daal di mujj nekk luy jàppalante luy dëgëralante baax na dañuy jàppalante dañuy dëgëralante bu baax voilà ba génn au moins ci inkaar bi nga xam ne moom lañ nekkoon maintenant léegi nag ginnaaw ba ñu xamee loolu mu am beneen mbir tamit boo xamante ne mat naa leeral fii mooy le fait que ñuy bàyyi di leeral doofu xadiis maanaam mooy ñàkk wéram waxuma wadoo gi moom ala kulli xaalan daganul nga nettali ko lu dul nga leeral ko mais doofu gi danga ko war a leeral doofu gi jarul leeral mais wadoo gi moom danga ko war a leeral maanaam mooy bu dee dañ ko sos xadiis bi mu leer ne lii dañ koo sos kooku danga war a leeral ne lii dañ koo sos kanta lan kanta xadiis bi dafa daif su dee doofu gi garawul ba pare mu nekk ci loo xamante ne dafa dugg ci rono jëf joo xam ne ñëpp xam nañ ne ak baaxam wala boog ñëpp xam nañ ne cosaan bi l'islam la même bu dee par exemple yu ñu tere wala yu mel noonu cosaanu l'islam bi xam nañ ko ba pare doofu gi tax koo rëy ba pare mu concerné ay lu demee nekk wax ju ngëneelu jëf yi di leen xeem loo wala ñu leen di waar di leen xupp ci yu mel noonu wala mu concerné par exemple un fait historique par exemple yu mel noonu parce que rigueur boobu tamit du ko laaj ak yu mel noonu voilà yooyu ak yi nga xam ne day tax nit ñi seen xol yi di gën a nooy et cetera yooyu garawul maanaam yooyu mën nga ko bañ a leeral te buntu bii ñu nekk buntu boobu la loolu moom voilà moom la wa tarkuhum bayaana da'fin qad radaw fil wa'di aw fadaa'ilil a'maali lal aqda wal xaraami wal xalaali bàyyi gi ñi nga xamante ne moom lañuy bàyyi di leeral doofu xadis ñoom borom moom xadis yi gërëm nañ loolu jàppewuñ ko lu garaaw nga ne ci ban domaine yépp mu ne fil wa'z
ci waaraate aw fadaa'ilil a'maal wala jëf yoo xam ne di wax ngëneelu jëf maanaam booy waaraate di wax luy xupp nit ñi luy ragaloo nit ñi luy tax ñu dellu ci yàlla di wax waxi dee waxi alaaxira waxi kii yawmal xiyaamati wax loo xam wala yu mel noonu dagal na parce que lan dafa dugg ci ronu lan jaamu yàlla bu ñu lu ñu xam daal ci l'islam mais mooy condition mooy dox yu warul rëy wala fadaa'ilul a'maal mais lal aqda bu dee ak voilà mooy ci jëf yu ngëneel yi ak tamit ci jëfu ngëneel yi loolu dagal na tamit ak ci lan ci wàllu comme loo xam ne day tax benn fait historique voilà loo xam ne voilà loolu tamit lu ñu xam nga war ko kii moo tax ngay gis waa siira par contre parfois ñu am ci yenn souplesse yi voilà souplesse mooy tasaahul voilà manque li ma waxoon sànq manque de rigueur souplesse voilà yenn souplesse yoo xamante ne parfois nag à un moment donné dootul dagarat moo tax imam Ahmad rahmatullah alayhi boolewu ko ci xam-xam yi dëgg dana wax ne xam kii ak tafsir mu tudd tafsir ak siira en fait duñu xam-xam ko maanaam li muy tekki mooy duñu xam-xam bu am rigueur parce que da nga ci lu ne nga ciy gis en fait booy xool tafsirkat yi ak siirakat yi histoirekat yi lu ne nga ciy gis voilà xeetu nettali yu ne parfois yoo xamante ne mën na bañ a nekk dëgg loolu moom moo tax tamit parfois segg wax yi am solo voilà xamee li ci israiliyaat li nga xamante ne waruñu ko jàpp ci israiliyaat yi bu dee ci tafsir la yi nga xamante ne mënuñu ko askanal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ala kulli haal ci tafsir ba tey ak yu mel noonu ak wala saxaaba yi radiyallahu anhum wala ñu mel noonu ak bu dee ci wàllu siira bu dee ci wàllu siira tamit war nga am rigueur quand même ci lan war nañ am rigueur ci yenn faits historiques yi ak surtout yenn détails yi ci faits historiques yi comme ni nga xam te ne noonu lañ ko gisee woon ci ay jotaay gis nañ ko ci biir Rimah ay jotaay yoo xamante ne am na yenn faits yoo xamante ne par exemple souligné woon nañ ko yoo xam ne tey par exemple da ngay gis ne rek de manière générale lii dafa impossible maanaam mënta nekk comme par exemple Seydina Omar radiyallahu anhu buñ ne bi mu tuubee ci lañu tàmbalee nodd par exemple ci kaaba gi nodd ca kaw parce que bi dañ daan nodd ci suuf loolu wax jooju ala kulli haal maanaam matériellement dafa impossible tout simplement lu tax maanaam naam attention bi génn nañu am fitu wanewu mais pas nodd voilà dafa nay leer parce que lu tax nodd gi c'est évident que ni amul woon jamono jooju parce que nodd mi ngi amee Medina bi ñu raj bi voilà et Seydina Omar radiyallahu anhu voilà bi muy tuub Seydina Omar radiyallahu anhu bi muy tuub juróom-benneelu at bi la avant gàddaay gi c'est-à-dire que avant Sayyidat Khadija radiyallahu anha ak Abu Talib ñoom ñuy génn àdduna rañaan gi sax amagul woon c'est-à-dire que julli ci jëmmi boppam wàccagul woon julli ci jëmmi boppam wàcc donc yéen saa salaam ba mu émigré. Medina ci la Bilaal commencé nodd. voilà. ci kaw. waaw. voilà bi mu demee Medina. ci la Seydina Bilaal radiyallahu anhu commencé noddu woon fële. Makka kenn mosu faa noddu avant. Makka noddu amu foon non loolu par exemple loolu matériellement rek ngay xamante ni wax jooju amul mais da ngay gis siira yi kat yu bari dañ koy nettali xam nga. mais kon Bilaal moom. gàmmukat yi fatxu Makka ba mu amee. waaw. mooy yenn saa salaam ba mu ñëwaatee Makka. lan fatxu bi. voilà. Bilaal nodd na jamono jooju moom wala. déedéet Abu Juhayfa radiyallahu anhu moom la jàngal nodd voilà moom la jàngal nodd foofu moom moo nodd mag voilà dégg nga kon yaa ngi dégg ala kulli xaalit liñ ci bëgg a wax moom leer na maanaam mooy ce fait là historiquement et matériellement dafa impossible
voilà maintenant le fait que siira di ko voilà ñu koy toxal ci wàllu voilà c'est-à-dire que loolu tamit ay taxqiq la yoo xam ne ay dafa war a am en fait ay affaire la yoo xam ne dafa war a am voilà tout simplement même bu dee dañ koy wax di ko nettali ak yooyu sax maanaam taxaw ci ne yéy ay la yéwén ay affaire bi demeewul nii parce que xam nga lu tax parce que après noonu l'islam yi wala tout simplement noonu ahlus sunna wal jamaa yu mel noonu ñoom ñoo koy def kii ne voilà gars yi ñu wax wóorul wérul nangam lii moo koy wane et cetera tout ça voilà tout simplement en fait ay mbir la yoo xamante ne rek tout simplement ah voilà ak yeneen yàlla nañu yàlla sànn voilà mais donc à part xeetu tahqiq yu mel noonu mbir mi bañ a nekk lu wóor lool maanaam garaawul ci buntu boobu voilà mais nag lal aqda bu dee affaire bi dafa aju ci wàllu aqida moom foofu moom lu wér rek d'ailleurs sax xasan rek du ci doy foofu mu neex saxiix lu wér mu leer wal xalaala wal xaraam foofu xasan dana ci baax voilà moom lay wax ne voilà ci wàllu xasan mu ngi ko waxe al murtada fi haddihi matasala bi naqli adlin qalla dabtuhu wala shazza wala yu'allu wal yurattabi maratiban wala fii laa jumla wal ihtijaaj yaktabi al fuqaha wa jullu ahli al ilm voilà maanaam boroom xam-xam yi al fuqaha wa jullu ahli al ilm boroom xam-xam fiqh yi ak lu ëpp ci boroom xam-xam yi dañoo d'accord ci ne xadiis bu xasan dañ koy laye ba mu des ñan moo tax mu wax ne wa jullu ahli al ilm pour wax ne wuute am na ci tuuti ku mel ne Abu Bakar ibn Arabi radiyallahu anhu moom nanguwuloon doonu voilà maanaam Abu Bakar ibn Arabi maa ngi ci nam al-Maliki faqih al-Maliki rahimahullah voilà al-Qadi Abu Bakar voilà donc moom nanguwu ko woon nanguwul woon ne xasan mëneef na koo layee ci buntu fi kii xalaal ak xaraam lii dafa dagan ak dafa xaraam moom nanguwu ko ci woon ak affaire fiqhi àtte fiqhi yu dëgër yi daal voilà ala kulli haal donc li ñu ci jublu woon yaakaar naa leer na waaw bu ñu xamee loolu nag nekkoon xadis bu daayif donc mën nañ ko tolérer ci buntu boobu parce que am na différence entre xadis bu daayif ak xadis bu mawdu parce que boo gisee ñu taxaw ci wàll gi moom mooy ne xadis yi muy indi daf ci bari yoo xamante ne dafa daayif en fait am na sax mawdu mais yooyu nañ ko leer mais dafa bari yoo xam ne dafa daayif en fait ah mais le fait que mu nekk ci buntu luy xemmem loo nit ñi ci lu baax loolu moom mooy indi tolérance bi ba pare ñu bëreente dañuy jàppalante c'est ça voilà yépp pour gën a saxal ngëneelu basmala loolu moom moo tax kon en fait introduction bi ñu def ci buntu boobu pour loolu la woon voilà aywa mu ne wa fil xitaab dégg nga am na ci alxitaab téeréer mu ne an Abu Bakr at-Tunisi moom mu ne rahimahullah annahu qaala moom mu ne maanaam téeram la moom moo ko bind Abu Bakr at-Tunisi moo bind alxitaab mu ne qaala nee na ajmaa dëppoo na mashaayix dëppoo na maanaam ñoom ñëpp d'accord nañ ci benn wax mooy mashaayixu sëriñ kulli millatin bépp yoon anna allah nakay buur yàlla iftataha dafa ubbee kulla kitaabin bépp téere bi bismillahir rahmanir rahim ci bismillahir rahmanir rahim ijmaa bii ni wérul maanaam il faut que ñu comprendre wax ji ak porté wu wax ji ak lan la lii wane ne ijmaa bi wérul insha allah dinañ ci ñëw ci voilà ci wala ñu wax ko léegi voilà nañ ko wax léegi exactement kon naam en fait
bu ñu nee xam nga gisoon nañ ne téere yépp 104 yi ñu ngi ci lan ñu ngi ci ñeenti téere yi tawraat injil zabur ak furqaan alquran mais ñoom ñépp seen maanaam mi ngi ci lan ci alquran yépp maanaam mi ngi ci lan suratul fatiha maanaam yépp mi ngi ci lan bismillah nañ yegg si ba à ce niveau là maanaam basmala bi yépp maanaam mi ngi ci baa bi mi ngi ci tomb mais tomb mi ngi ci baa waaw ci la ñuy nekk di spéculer voilà waaw di spéculer du wax ci affaire boobu ci jëmmi boppam moo baaxul déedéet mais sëriñ bi koo xamante ne xamagul bu njàppam yàqoo ci digg bi wala boog bu jaawalee juumee nan lay defaree njàpp loola muy toog di spéculer rek ci tomb bi ci baa bi loolu la ñuy wax voilà yaa ngi dégg. donc en fait c'est un non-initié quoi. non du loolu sax mais en tout cas du priorité am. D'accord. ku yàlla tax a jóg yoonu yàlla tamit dafa war a xam priorité am voilà moo tax ñu wax as-suufi ibnu waqtihi voilà wala al-aarif tamit ibnu waqtihi aarif billah doomu waxtam la c'est le fils de l'instant voilà et de l'instant waaw de l'instant wala du moment c'est-à-dire que jamono ju ne instant bu nekk lan mooy ci sa priorité nga nekk ci loolu voilà et que les instants se renouvellent instants yi dañuy renouveler wu comme dañuy renouveler wu donc à chaque renouvellement war nga am tamit lu war ci loola beneen priorité bu bees voilà koo xamante ne xamagul njàppoom bu yàqoon nu ñu koy defee c'est loolu mooy priorité na ko jàng ba pare ku xamagul julleem bu yàqoon nan la koy defee ak lan moom la ko la yàlla laaj ci julleem loolu mooy priorité na ko def voilà moo gën muy lijjanti tomb yi nekk ci baa bi waaw ak diggante xadaratul jabarut ak xadaratul malakut voilà voilà ak lan mooy jabalu xaaf ak ardu simsima na lijjanti yi ba pare mais c'est vrai c'est ça moom mooy priorité voilà 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 wala boog muy wax ci mbir yeneen yi loo xam ne wóoru ko alayhi salaam na lijjanti loolu ba pare na jàng na xam aqidaam lan la ba pare lan lañ ko tere ci wàllu yeneen yi balaa muy wax ci ñoom di aventure wu di wax ci ñoom loo xam ne maîtriser wu ko loo xam ne mën na ko yàqal loo xam ne kenn xamul nu mu toll ci benn kàddu voilà dégg nga léegi kon buñ dellusee maana kon téere yëpp ñu ngi ci bas bismillahir rahmanir rahim wax ji mu wax ne mboolem sëriñ ci d'accord nañ ci loolu en réalité tasaahul la voilà négligence la souplesse la manque de rigueur la ci lan ci nettali ijma voilà ci nettali ijma am na ñoo xamante ne bu ñu nee mbooleem borom xoxo yi d'accord nañ ci wax jooju mat a bàyyi xel dafa am même ay borom xam-xam yu mag ñoo xamante ne d'accord ñoom ñu wax loolu gis nga dañ ni tasaahul la naan dañu leen a xamee souplesse boobu moo tax maanaam manque de rigueur boobu peut-être que souplesse du baat buy war tolérance déedéet un certain laisser aller waaw laisser aller un certain laisser aller mais négligence
voilà mais voilà maanaam daal xaw a di nooyal daal di voilà di nooyal quoi. laxisme. voilà laxisme. un certain laxisme. voilà voilà laxisme la. dañu am laxisme ci. voilà mooy loolu. mooy manque de laxisme mooy manque de rigueur. voilà dañoo am laxisme ci ni ñuy nett de ijma wala parfois ci yeneen même li ñuy wéral xadiis wala yu mel noonu dañu koy daay fale comme par exemple boo xoolee al-Hafiz ibn Abd al-Barr rahimahullah ak nga màggaay bi yëpp ijma am par exemple ni ko ijma ibn Abd al-Barr moom par exemple bara ko xawi voilà al-Hakim moom al-Hakim rahimahullah bu mag bi tasxiixam maanaam wéral xadiisam tamit voilà borom xoox bi tamit duñ ko bàyyi xel torop parce que dafa am tamit xeetu laxisme boobu gis nga ak kan wado mawdu'u kan al imam Ibn al-Jawzi imam Ibn al-Jawzi bu ne xadiis bi mawdu' la moom tamit tax ko mu ta bàyyi xel quoi voilà ndax moom day wax xataa xadiis bu nekk Sahih imam Muslim sax rahmaullah d'ailleurs am na benn bu nekk Sahih imam Bukhari boo xam ne daf ne moom mawdu la dañ koo sos te pourtant xadiis mi ngi ci Sahih kat mais en fait bàyyiwu ko xel quoi voilà dafa am benn xeetu laxisme loolu waaw. loolu yéen la Cheikh bi. nga nekk imam ci benn domaine bu xam-xam bu leer. waaw nga am laxisme ci benn côté. waaw ci domaine boobu. voilà. wa fi kitaabi waladil jawziyyi ma laysa min al mawdu'i hatta wuhima min as-sahihi wad-da'ifi wal hasan dammantuhu kitaabi al qawl al hasan wa min ajibi ma taraahu fa'lami fiihi hadithun min sahihi muslimi voilà téere imam Ibnul Jawzi bi looloo ci nekk voilà dafa am tasaaxul boobu laxisme boobu voilà xataa wuhima voilà ba léeg-léeg sax nga gis borom xooxam mu ne xataa wuhima ñu def loo ko voilà ci xadiis yi ñu ne moom kat xadiis boo xam ne min as-saxiix wa ad-da'iif wal xasan xadiis boo xam ne dafa da'iif wala bu saxiix wala bu xasan moom mu ne mawdu la xam nga am na différence entre comme ni ñu ko daif ak mawdu voilà donc moom même yu saxee parfois sax dafay wax ne am na xadiis yu saxee yoo xam ne ci téereem bi mooy al mawdu'at téereem boobu al mawdu'at am na xadiis yu bari yoo xam yu ci nekk yoo xamante ne xadiis yu moom duñu wax mawdu'at moom lay wax voilà mu ne xataa wahima min ad-da'if was-sahih wal-hasan mu ne dammantuhu kitaabil qawlul hasan gis nga moo tax al qawlul hasan benn téere la bu moom Suyuti bi rahimahullah nga xam ne dafa jël al mawdu'at mboolem xadiis yi nga xamante ne duñu mawdu' mais yu saxeex lañ wala yu hasan lañ wala yu da'if rek lañ moom Suyuti rahimahullah répertorié waat leen bind leen ci téere boobu al qawlul hasan moo tax mu ne dammantuhu kitaabil qawlul hasan voilà mu ne wa min ajibi ma taraahu fa'lami li gën a yéeme ci li ngay gis xamal li ma la wax mooy fii xadiis min saxiixi muslimi mooy al mawdu'at am na téere xadiis boo xam ne saxiix imam Muslim moom mu ne mawdu' la quoi voilà donc pour ne rek rigueur parfois dañ ko voilà c'est-à-dire que wax nañ sànk ne imam Suyuti rahmatullah alayhi tamit dañuy wax loolu ci buntu boobu ci ne dafa am benn xeetu laxisme bu mu am ci ni muy wérale yenn xadiis yi moom tamit par exemple ndax règle bi nga xam ne moom laa la wax sànk voilà règle boobu ma la wax sànk donc léegi noonu la mbir mi dem c'est que borom xam-xam tamit dañ ci am parfois yenn tasaahul yi gis nga même parfois ci yi ci gën a yéeme mooy bu ñuy toxal suñ naan diw nee na maanaam par exemple ñu ne fuqaha maliki yi nee nañ wala fuqaha mais foofu moom wala fuqaha hanafi yi nee nañ wala hanbali yi wala lii mooy mazhabu ak imam Shafi'i wala lii mooy mazhabu imam Malik rahmatullah te ñoom bokkuñ ci mazhab boobu foofu tamit da nga ci gis souvent dafay am benn xeetu tasaahul négligence
ci ni ñuy waxe waaw daf ci am négligence ci ni ñuy waxe parfois loolu moom moo tax il faut que boo bëggee xam waxu benn mazhab il faut que nga jële ko ci ñoom seeni boroom ci boroom mi xam-xam ñoom mazhab boobu léegi wax ji al imam Abu Bakar at-Tunisi wax rahmatullah alayhi en fait moom la ñuy wax ni maanaam ne basmala ñëpp d'accord nañu téere yëpp basmala la tàmbalee affaire bi demee wut noonu parce que bu demee woon noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam du wax ne basmala kat man rek lañ ko jox ak kan Sulaymaan ibnu Daawud alayhi salaam te yonent Yàlla Sulaymaan alayhi salaam moom basmala bi nekkul woon maanaam secret la woon ci moom secret la woon ci moom moom na wa innahu min Sulaymaan innahu bismillahir rahmanir rahim voilà voilà mu nekk suratul Naml voilà moom moom ak seen yenn ñoom la ñaar lañ ko joxoon bismillahir rahmanir rahim beneen mbir mi wane ne loolu mbir mi demewut noonu mooy ne avant révélation bi maanaam saari bu daan ñëw lim daan njëkk wax dañ daan bind bismikallahumma bi nga xamante ne ci la qul ud'u llaha aw ud'u rahmana ayyan ma tad'u falal asmaul husna ñëwee ñu soppi ko di bind bismillahir rahman bi sóoratu Naml la ñëwee ñuy wax bismillahir rahmanir rahim loolu moo indi Fatiha ñëw ñaari yoon en fait Fatiha la réalité maanaam xaqiqatan mooy sóoratu Fatiha dafa wàcc ñaari yoon pour tënk wax bi parce que borom xam dañoo wute mais en réalité dafa wàcc ñaari yoon am na sax ñetteelu yoon bu mu wàcc mooy bi mu en fait dafa wàcc voilà ñaari mooy dafa wàcc Makka ci période yu njëkk yi parce que saar bi njëkk a wàcc lan la Iqra après Muzammil après Nuun wal qalami wa ma yasturuun après Fatiha. donc Fatiha moo wàcc en 4e position. 5e position. bi Fatiha wàccee ni mu wàcce noonu dafa wàcc mais alhamdulilah la tàmbale alhamdulilah rabbil alamin arrahman et cetera mais dafa wàccaat Madina wàccaat boobu moo am basmala loolu moom moo tax ngay gis waa Makka seen jàngkatu alxuraan yi di jànge alhamdulilah rabbil alamin kii voilà maanaam wala bokk waa Madina plutôt di jànge alhamdulilah rabbil alamin mais mu am ñeneen ñoo xam ne dañuy jàng comme ñoom imam Shafi'i ñoom basmala bi dañ ko ci boole bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maanaam Shafi'i moo tax ñoom Shafi'i dañ jàpp ne basmala bi ci saar bi la bokk ci boppam mais Fatiha wàccaat na beneen wàcc mooy xadis bi nekk Sahih imam Muslim rahimahullah bi mu naan yent bi saa sam ne dama toog am na benn malaaka boo xamante ne dafa jóge ci asamaan buntu boo xamante ne malaaka boobu benn yoon la ci jaar te malaaka boobu benn yoon la ñëw musul wàcc te dootu wàccati te lenn rekk ko tax a wàcc mooy wàcc Fatiha loolu beneen wàcc la tegtalewul ne Seydina Jibril alayhi salaam jàngalul voilà Fatiha yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais maanaam kon alxuraan day am na loolu day am mooy saar bi day wàcc mën na ñëw wàccaat même saar même aaya bi wàccaat wala même saar bi wàccaat loolu mën nay ne mais que dafa li ñu mën a retenir mooy dafa wàcc ak sans basmala wàcc ak basmala aussi
donc maanaam wax jooju munuñu ne voilà bon surtout que moo tax su fekkonte ne basmala ci saar yépp la wàcce ci la ci téere yépp la nekk kon gëneel gi alxuraan am ci yeneen téere yi du ab surtout munuñu wax ne kon dañ naan maanaa yi nekk ci téere yépp ci basmala la ne mi ngi ci alxuraan su doon loolu la maanaa yi nekk ci téere yépp mi ngi ci alxuraan comme dafa nekk ci basmala te basmala ci téere yépp la ne kon maanaa yi nekk ci téere yépp mi ngi ci basmala la ñuy wax mais kon munuñu ko ñëw rek yamale ko ci alxuraan kon alxuraan ci boppam dootu amati ngëneel ci kaw yeneen téere yi ci buntu boobu ci buntu ne maanaa yi nekk ci voilà donc wax jooju maanaam loolu moo tax c'est que fii nii dañuy obligé di def parfois yenn taxqiqaat yi pour ci wax yi parce que xam nga souvent loolu mooy xeetu mooy tasaahul googu noonu maanaam ñàkk rigueur boobu noonu ci buntu bii nii parfois dafay am ci borom xam-xam yi surtout bu dee affaire yi amul maanaam ci wàllu tafsir la aju wala ci fadaa'ilul a'maal yooyu noonu comme ni nga xam te ne noonu lañ ko waxee mu ne waru ya solo nañ an nabi jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala ne dafa wax ne loolu tamit maanaam xadis la maanaam loolu tamit benn affaire la mooy lii siixatu tamrid la siixatu tamrid mooy loo xam ne dama koy nettali te ni ma koy nettaleewu man maanaam garanti lu ma la dara waaw parce que dafa am siixatu jazm mooy formule boo xam te ne dangay dogu mooy li ñuy wax phrase bi dafa affirmative Moodu nee na Samba nee na loolu moom dama affirmative waaye nee nañu de Moodu nee na wala dégg naa ñu naan Moodu nee na loolu moom man garanti lu ma dara ci dëggu li ma la war a nettali dama ne la rek man daal dégg naa ñu ne Moodu nee na loolu moom bul ci dóor sa doom abadan boo ko defee yaa tooñ nga sa bopp tooñ xale bi ah voilà loolu mooy siiratu tamrid loolu nag dañ koy faral di def mooy bu fekkente ne wóoluwuñu ne wax ji dëgg la voilà wóoluwuñu wérug wax ji donc loolu moom moo tax mu ñëw mais xam naa jotaay bi insha allah ñu tàmbalee ci ruuya googee insha allah ci xadis boobu tamit insha allah wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in